asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki groupe Arrahma ñu ngi leen di nuyu comme niñ ko baaxoo di defee xam ngeen ne groupe bii di Arrahma dafay ittewoo lépp loo xam ne lu ñu soxlaa xam la ci suñ mbirum diine wala ci suñ mbirum àdduna ndax borom bi tabaaraka wa taala dafa wax ne wabtaghi fi ma aataaka allahu daaral axira wala tansa nasibaka min ad-dunya li nga xam ne suñ borom moom la jox na nga ci faggu sa kërug àllaaxira waaye nag bul fàtte it sab cër fii ci àdduna loolu moo tax fuñ toll ñuy kër yi di gëstu borom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci diine ngir ñu jariñ ci suñu wàllu àllaaxira waaye tamit ñiy gëstu borom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci àdduna ngir ñu jariñ ñu itam ci suñu wàllu àdduna loolu moo tax tey ñu fas yéenee dalal suñ meneen mbokk moo xam ne ingénieur agronome la ku am xam-xam la ci wàllu mbay wàllu agriculture ñu di ko wax sëñ Talla Mbaye ñu dalal ko ci suñ groupe bi tey fas yéene essence ak moom mu jariñu ci xam-xamam kon sëñ Talla ñu ngi koy dalal jàmm bisimilah mbokk yi ñu ànd ak yéen ngeen teewlu émission bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki képpango gi maa ngi leen di ziar bu baax seen mbokk la Talla Mbaye ingénieur agronome man la Serigne Samb dalal tey ci groupe bi ngir ñu tontu yenn ci ay laaj yoo xam ne dafa jëm ci wàllu mbay ñoo ngi jéggulu ci retard bi ndax defe naa ni 21h pile la waroon a door waaye dañoo amoon ay liggéey yu ñu tënk ba daanaka léegi lañ pare dama pare rek daal ni naa enchaîner directement ak waa Képpango gi ñu ngi ciy jégalu bu baax nag te di leen ziar di teewlu laaj yi baax na jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon mbokk mi sëñ Talla ñu ngi lay dalal jàmm ci groupe bii di Arrahma di la ñaanal tamit suñu borom leeral saw làmmiñ ba lépp loo xam ne bëgg nga koo jariñ ci sa xam-xam nga jariñ ko waaye gannaaw boo ko jariñee ba noppi it ñuy ñaan suñu borom defal la ko ci sa balance yi yiw bu ëllëgee mu fay la ko. sëñ Talla sama laaj bu njëkk damay laaj maanaam lii nga xam ne moom mooy mbay su fekkente ne jox nañ ko ak xam jox ko gëddaam taxawee ko niñ ko war a taxawee ana lan la mën a apporter Sénégal lan la mën a apporter Sénégal mën na maa wax ne sax lan la mën a apporter adduna bi su fekkente ne jox nañ ko àqam taxawee ko niñ ko war a taxawee maanaam ban santaas la yanu ci croissance mondiale bi muy mbay. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw Serigne Samb ñu ngi lay ziar bu baax a baax di rafetlu sa laaj yi te di am mbégte ci dalal gi ñu dalal ci groupe bi. li nga laaj nag am na solo lool waaye xam naa ni laaj bu rëy la moom ndax mbay importance bi mu am ci développement rawatina ci Sénégal dafa nekk lu yaatoo yaatu xam naa dañ koy jël rek ci aspect bi nga xamante si nii mu ñu ëppal solo muy ci côté économie ku wax économie mag wax croissance kon maanaam ci tënk rek mën nañu wax mbay lu mu mën a apporter croissance économique gu Sénégal xam nga agence nationale de la statistique et de la démographie ñu koy woowee ANSD nga xamante si ni lépp lu jëm ci wàllum xayma moom lañu ko dégg fii ci Sénégal dafa wax ni boo jëlee population wu Sénégal 60% yi ñi ngi dundee bay maanaam 60% yi ay baykat lañu boo jëlee population Sénégal tamit 70% yi ñi ngi dëkkee ci dëkk àll yi maanaam ci kaw gi lañu dëkkee te kaw gi ñi fa dëkk ñëpp daanaka dañuy bay di dundee donte na nag dana am ñoo xamante si nii léeg-léeg dañuy bay di jaay seenu mbay leneen li ñu denc ko di ko dundee waaye ala kulli xaal buñ bëggee jël si sa laaj bi rek ban importance la mbay mi am ci lii ñuy wax développement xam nga réew moo dem dafa am lu ñuy woowee secteur primaire secondaire ak tertiaire secteur primaire nag foofu la mbay nekk càmm ak napp
secteur primaire bu fekkente ne baaxul yeneen secteurs yi duñu mën a baax secteur primaire bu doxul secteur secondaire bi muy industrialisation ak tertiaire bi muy commerce duñu mën a dox comme ni mu waree ci misaal rek boo ko jëlee ci kër bu fekkente ne borom kër gi bu xëyee suba day ubbi frigoom fekk fa lépp loo xam ne daf ko war a dundee lu jëm ci wàllum jën yàpp lujum lépp loo xamante si ni daal da koy soxla pour dund ci këram mu yor ko foofu kooku xaalis bu mu liggéeyati wala xaalis bu mu yor daf koy daal di jël dugal ko ci feneen foofu mu koy dugal nag mën na ko commercer wala mu dugal ko ci wala mu tabax ci entreprise wala mu tabax ci leneen loolu muy tabax day dugg ci secteur secondaire wala mu dugg ci secteur tertiaire parce que lu tax secteur primaire bi muy mbay mi ak càmb gi ak napp gi dox naa dox ba nga xamante si ni moom frigoom day fees dell ak dund ba nga xamante si ni soxlawul di jënd dund pour dund kon réew yëpp muy Amérique muy France muy Italie dañoo assurer lu ñuy wax autosuffisance alimentaire wala lu ñuy wax sécurité alimentaire maanaam ñoom fexe ba lépp loo xamante si nii dañ koy dundee ñu koy bayee ci biir seeni réew du ñu importer wala la ñuy importer leneen la waaye du lekk wala lu ñuy importer xëy na même bu nekkee lekk tuuti lay nekk waaye Sénégal dañoo gis ni li ñuy dundee ci wàllum ceeb li ñuy dundee ci wàllum mboq li ñuy dundee ci wàllum dugub li ñuy dundee ci wàllum ñebbe lépp doyul dañ koy importer ceeb bi chaque année danañ importer lim bu takkoo mboq mi noonu dugub ji noonu te pourtant de bu fekkonte ne fexe nañ ba ñoŋal mbay mi loolu xaalis boobu nga xam dañ koy génnee di ko jëndee ceeb wala ñu koy jëndee dugub te muy génn réew mi mënoon naa des ci réew mi te mënoon na jariñ baykat yi nga xamante si nii su boobaa ne ñooy nekk ci réew mi di bay ndax lépp lu ñu war a jënd ci ñoom lañ koy jëndee loolu non seulement dana doxal économie réew mi parce que bu leen fàtte ni 70% de la population sénégalaise ci kaw gi lañ dëkk comme ni ko ANSD waxee xaar mu ñu beneen audio ba moo gën a gudd. maa ngi jégalu bu baax ci audio bu gudd boobu dama koy bëgg a dog ndax damay bañ mu gudd lool suñu waxee mbay dañuy wax secteur primaire comme ni ma ko waxee ku wax secteur primaire di nga wax mbay di nga wax napp di nga wax sàmm te bu fekkente ne sa secteur primaire baaxul comme Sénégal ni mu mel secteur secondaire du baax secteur secondaire mooy industrialisation mënta am parce que industrialisation pour mu am il faut que nga am suffisamment de matière première maanaam il faut que nga am produit bu doy il faut nga bay gerte gu doy il faut nga bay dugub ju doy il faut nga bay mboq mu doy ba nga xamante si nii loolu da ngay samp après ay industries yoo xam dañ koy mën a transformer bu ñu ko transformer daal koy def ci ay boîte mën koo génnee jaay ko bitim réew bu ñu ko jaayee bitim réew xaalis daal di dugg ci réew mi devise daal di dugg léegi devise boobu duggee moom mooy équilibrer li ñuy wax balance commerciale bi wala en tout cas xaalis boobu dana nekk ay fonds yoo xam ne day am solo lool te day dugg ci suñu économie kon secteur primaire su baaxul secteur secondaire mënta baax secteur secondaire bu baaxul secteur tertiaire bi mën naa bañ a baax te ku wax secteur tertiaire di nga wax hôtellerie di nga wax tourisme di nga wax commerce di nga wax leneen ak leneen kon balaa dara di baax il faut que secteur primaire bi baax kon sëñ Samb loolu li ci war jàngee rek mooy mbay dafa nekk lu am solo Italie gii ñu toppandoo wala France gii ñu toppandoo wala Amérique ñooñu dañoo fexe ba ñoŋal seen mbay bu baax a baax ñoom dañoo fexe ba seeni réew lépp lu ñu dundee ñoom ñoo koy bàyyil seen bopp ba pare bu ñu bayee ba am suffisamment de matière première samp ay industrie seen industrie di transformé ñuy exporté réew tubaab bi ñoom noonu la ñu structuré seen réew da ngay gis ni loolu def nañ ko depuis la révolution industrielle lañ ko defoon fexe nañ ba ci révolution industrielle boobu noonu ñu am fexe ba am suffisamment de machine fexe nañ ba defar ay machines agricoles yoo xamante si nii dañuy mën a bay ay hectares su ma bëggee ñëw nag ci sa beneen laaj bi maanaam ban pourcentage lay mbay mi di occuper ci économie àdduna loolu nag
xam naa ni boo ko bëggee xayma ci àdduna bi yëpp moom day daal di xaw a jafe lool waaye mën nañ jël rek ci ay réew mën nañ jël exemple ci ay réew boo jëlee réew mel ne Amérique ñoom lii bay ci population bi lu ndaw la fay bay matul 20% waaye nag ci 20% yooyu noonu baykat boo ci jël la muy bay ci ay hectares boo ko nattee day mat 500 hectares wala 600 hectares maanaam ñoom nekkul ni nit ñu bëri ñooy bay waaye ñay bay dañoo am ay matériels yoo xamante si nii lu téeméeri nit war a liggéey benn machine moo koy liggéey foofu moo tax américains yi ñoom ñi fay bay bëriwuñu waaye daanaka li nga gis ci àdduna bi ñu koy jëfandikoo ci jëm ci wàllum loo xam ne day jóge ci mbay meeg yooyu noonu lu ci ëpp foofu lay jógee parce que ñoom fexe ba def lu ñuy wax la mécanisation fexe nañ ba am suffisamment de machine fexe nañ ba am en tout cas ay machines yu xarañ yoo xamante si ni dañuy mën a bay ay hectares yu bëri bëri fexe nañ tamit ba former ay nit yu ay ingénieurs ay techniciens fexe nañ ba former ay nit yu am xam-xam ci lu jëm ci wàllum suuf lu jëm ci wàllum ndox lu jëm ci wàllum mbay parce que mbay boo nee mbay da ngay faaw nga tudd suuf faaw nga tudd ndox faaw nga tudd yeneen paramètres faaw nga tudd techniciens yi faaw nga tudd ingénieurs yi faaw nga tudd xam-xam faaw nga tudd leneen ak leneen ensemble la boo xamante si nii boo ko bëggee assurer il faut que nga assurer paramètres yooyu yëpp boo jëlee réew mu mel ne Sénégal nag population bi li ci ëpp dañuy bay waaye mënuñoo am autosuffisance alimentaire parce que matériels yi ñuy utiliser dafa yàgg ay ileer la ñuy utiliser ak ay dabaaw ak ay rato ak ay gopp ak ay yooyu te yooyu boo bëggee bay yenn hectares yi xëy na doo ko mën bu fekkonte ne tey jii baykat dañoo am moissonneuse batteuse am tracteur am ay machines yoo xamante si nii ay machines yu moderne la ay machines yu baax benn baykat rek mën naa bay 300 hectares wala 400 hectares waaye malheureusement wu Sénégal nag nguur gi yeneen priorité la ñu am ñoom loolu rek mooy jafe-jafe bi. ba tey it sëñ Samb su ma bëggee lii nag dama ko bëgg a dolli ci réponse bi rek ci tontu bi xam nga. réew moo jël réew yu bëri dafa am nuñ bindoo boo jëlee réew mu mel ne Iran par exemple wala nga jël réew mu mel ne Bahreïn wala Qatar wala Koweït ñooñu yàlla daf leen may pétrole mooy seen maanaam source principale de revenu xaalis bi nga xamante si nii mi ngi dugg ci réew yooyu boo xoolee lu ci ëpp ci pétrole bi lay jógee seeni pétrole moo leen mën a may ñu mën a am ay koppar yoo xamante si nii dañuy financer seen économie. waaye réew mi mel ne Sénégal boo fi ñëwee daanaka li ñu am ci ay ressources minières bëriwul wala su amee tamit génnagul kon ñun li ñu yàlla may mooy lan mooy yàlla may nañu suuf su tàlli may nañu naaj may nañu ndox may nañu climat boo xamante si nii mënees na fee bay lu bëree bëri kon ñun suñu développement ci liñ ko war a wékk maanaam li nga xam ci liñ war a sukkandiku pour am développement bi nga xam moom lañ bëgg mooy mbay mi. waaye est-ce que état wu Sénégal bi ñu amee indépendance ba léegi politique bi nga xamante si nii war nañ koo def ci mbay mi est-ce que def nañ ko foofu la question bi dëgg-dëgg nekk waaye man de jàpp naa ni bu fekkonte ne tey jii chaque année dañuy jël budget bu duur ñu consacré ko lii di secteur primaire bi muy mbay mi napp bi ak càmm ji nga xamante si ñoom ñett ñëpp dinaa wax seeni relation parce que dañoo am relation bu étroite boo xamante si nii moo leen lëkkale benn mënut a dem bàyyi morom bi sàmm mënut a dem bàyyi mbay mënut a dem bàyyi sàmm te loolu dinaa wax après ci kanam yan njariñ moo ci nekk nga boole leen ñoom ñaar kon dañuy gis ni maanaam pour nga mën a Sénégal pour mu mën a am développement faaw mu jaar ci mbay kon ñun man jàpp naa ni man damaa jàpp ni suñu développement ci secteur primaire bi lay jaar d'abord. ba tey tamit sëñ Samb mbay mi dafa am ñaari vocation agriculture ñaari vocation la am maanaam ñaari yëf ñoo ko tax a jóg li ci njëkk mooy lan mooy am autosuffisance alimentaire wala sécurité alimentaire maanaam fexe ba sa waa réew lépp lu ñuy dundee ñu koy bayal seen bopp loolu mooy li ci jiitu beneen bi ci topp mooy créer emploi maanaam fexe ba ndaw ñi am xëy am liggéey loolu mooy ñaari yëf yi nga xamante si ni moom moo tax jóg mbay ci partout dans le monde fépp ci àdduna bi dañuy gis ni
soo jëlee maanaam lu njëkk li muy fexe ba lépp loo xamante si nii sa waa réew dañ koy dundee ñu koy bayee ci dëkk bi. Importance bi am mooy lan mooy réew yëpp ci àdduna bi nga xam ay réew yu développé lañ muy Amérique muy feneen fexe nañ ba am loolu ñuy wax autosuffisance alimentaire. Sénégal nag dépensé nañ ay milliards ci at yu ñu génn Abdoulaye Wade bi mu ñëwee ci plan Guanaaw ak depuis Diouf aussi bi mu fi nekkee PNA programme national agricole Senghor noonu ba ci Macky Sall mi ak PRACAS programme PRACAS am na ay milliards yu bëri yu ñu génnee def ko ci mbay mi ne dañuy sàkku wala dañoo bëgg am autosuffisance. Mais problème bi mooy ñoom toujours dañ naan autosuffisance en riz maanaam ñoom dañ naan nañu moom suñu bopp ci ceeb ba duñ ko jiggaani te mbay du ceeb rek dugub ci la bokk mboq ci la bokk kànja lépp ci la bokk lépp loo xam ne doomu aadama da koy dundee rek muy produits maraîchers yi comme ay légumes yeeg ñoom ñëpp fruits yeeg yëpp dafa bokk ci mbay. Parce que boo jëlee agriculture dafa bëri ay branches am na arboriculture mooy ñi nga xamante ni dañuy bay lingom wala dañuy bay mango wala dañuy bay leneen am na ñoo xamante si nii agriculture vivrière la ñuy def mooy ñi nga xamante ni peut-être dañuy bay ay dañuy def maraîchage am na ñoo xam ne dañuy def maraîchage aussi ñii def agriculture vivrière ñi bay ñebbe ñi di bay gerte ñi di bay mboq ak leneen am ñoo xamante si nii ay légumes la ñuy bay carotte ak navet chou yooyu yëpp ay concombre yooyu yëpp maanaam ay façon mbay la muy maraîchage arboriculture ak leneen. Kon fexe ba sa réew am autosuffisance ci domaine yooyu yëpp yaakaar naa politique bi loolu la waroon nekk. Waaye da ngay gis ni ci suñu réew politique yi fi jot a jaar yëpp boo xoolee lu ëpp ci seeni mbëbët mooy fexe ba am autosuffisance en riz. D'ailleurs ren sax ci programme mu gouvernement wu Sénégal génne nañ lu toll ci 30 milliards ngir loolu ngir mën a am autosuffisance en riz nga xam ne dootu Sénégal dootu jiggaani ceeb. Ndax ñoom nee nañ production bi ñu bëgg mooy am lu toll ci 1,6 million tonnes ceeb. Waaye loolu dañuy gis ni rek à chaque fois dañ koy fixé mais duñ ko atteindre ndax bu ñu fàttalikoo en 2014 bi Macky Sall ñëwee dafa ni woon balaa 2017 danañ am autosuffisance en riz danañ am lu toll ci 1,5 million tonnes de production. te taxul ñetti at jàll na 2017 jàll na te amuñu jegewuñ sax loolu lim boobu. ndax lan ndax xaalis bi buñ ko génnee structure yi muy jaar day bëri lool fa mu war a dem du fa dem ña ci war a jot duñ ci jot lañ ci war a jënd duñ ko ci jënd dañ ko daal di séddoo lenn li ñu jox ko ay kilifa lenn li ñu kii ko lu ci ëpp te war li ko maanaam xaalis bi lu ko tax jug dëgg du fa kii. kon loolu dafa nekk ay problèmes yoo xamante si ni dafa nekk ci mbir mi kon comme ni ma ko waxee rek dellusiwaat ci kii bi. Mbay moom mooy li nga xamante si nii li ko tax a jug ñaar la muy bi ci njëkk mooy am autosuffisance en riz sécurité alimentaire ba pare jox ndaw ñi am xëy. Développé naa point bu njëkk bi mooy fexe ba am autosuffisance en riz wala am autosuffisance en tout cas alimentaire wala am sécurité alimentaire. Beneen point bi dinaa ci ñëw ci beneen audio. beneen tomb bi mooy maanaam jox nit ñi xam xëy parce que comme ni ma ko doon waxee sànq ci sama audio njëkk bi ANSD muy agence nationale de la statistique et de la démographie dafa wax ni 70% population Sénégal ay béykat lañ te ñu ngi dëkkee ci kaw gi. léegi loolu lu muy tekki day wane ni kon lu ëpp maanaam mbay moo ëpp lu muy joxe am xëy fii ci Sénégal ndax bu nawet jotee ñëpp dañ daal di bay. léegi sax am na ñoo xam dañ ci boole mbayum noor bi muy maraîchage bi waaye ala kulli xaal nañ xam ni rek ni mbay li ko tax a jug comme ni ko waxee ci sama benn audio bi mooy lu ci njëkk am sécurité alimentaire mooy li ñuy wax autosuffisance moom sa bopp ci wàllum lekk ci lépp looy dundee ba doo ko jéggaani feneen. beneen bi ci topp mooy jox ndaw ñi liggéey ba nga xamante si nii wala jox en tout cas nit ñi am xëy ba nga xamante si nii ñoom ñëpp danañ am
ay bërëb yoo xamante si nii wala ay tool yoo xamante si nii danañ ci mën a bay di jaay di faj seen soxla ba pare di ci dund. kon loolu mooy ñaari vocation yi nga xamante si nii ñooy vocation principale yi tax jug mbay. Premier point bi développé naa ko deuxième point bi su ma ko bëggee développé nag dama koy tënk ci lu simple da ngay gis ne fii ci Sénégal laamoon mu njëkk ba dafa changé ndax mu njëkk ba ñëpp daan bay waaye léegi dañuy gis ne ñu bëri ñu daan bay bàyyi nañ seen tool yi dem Dakar ñii ñu ngi ambulant ñii ñu ngi ci yeneen domaine daanaka léegi ñuy bay Sénégal mën nga leen a compter léegi en tout cas lu ëpp ci ñaan bay bàyyi nañ seen tool yi dem Dakar di ambulant wala ñu nekk ci leneen loolu lu mu indi mooy lan mooy dafay indi exode rural ba pare dafay tax ba lu ñuy wax macrocéphalie de la capitale du Sénégal maanaam Dakar dafay fees nga xamante si nii ñëpp dañ fay dem jàll la ñoo fa dankalikoo fa bàyyi tool yi bu ko defee maa ngi jégalu ci kii bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sëriñ Talla Mbaye macha allah jërëjëf yaa ngi leeral lu am solo xam naa ne ba léegi sax yaa ngi continuer di leeral ci laaj bi waaye boo noppee ci laaj bi ma bàyyi la laaj bi nga xam ne mooy laaju ñaareel bi mooy suufu Sénégal ci boppam moom ban matière moo fi gën ci loo xam ne moom lañ fi war a gën a mën di bay gën ko mën di bari ndax boo xoolee Sénégal dafa mel ne mbayum nawet mi moom gerte ak dugub ak ñebbe moom moo gën a bari ci lu ñu fiy bay léegi nag ñett yooyu ban moo ci gën ci suufu Sénégal ak it ban moo ci ëpp rendement ci réew mi ci boppam ñett yooyu ndax gerte gi la ndax dugub ji la ndax ñebbe ji la ak it mbayum noor mi ak mbayum nawet mi lan moo ci ëppal Sénégal ci lu muy jox Sénégal mbayum nawet mi ak mbayum noor mi. kon ñu gis ni ñu bëri léegi kon dañuy def lu ñuy wax exode rural maanaam dañuy jugee ci kaw gi dem ci dëkku taax yi loolu nag li mu mën a jur bëri na lool conséquences yi ci nekk tamit bëri na ndax conséquence bu njëkk mooy lan mooy ñi daan bay fi mu toll nii bayatuñu kon manque bi nga xamante si nii Sénégal waroon na koo wala vide bi nga xam Sénégal waroon na koo combler wala gab bi nga xamante si nii war nañ koo feccali day gën a gab boobu day gën a yaatu day gën a rëy ndax bu fekkente ne réew mi boo arriéré fukki at ci gannaaw wala ñaar fukki at ci gannaaw ñu doon bay ñu ngi tolloon ci 60% wala 70% te taxul ñu atteindre autosuffisance alimentaire taxul ñu am sécurité alimentaire kon bu ñu demee ba mu wàññeeku ba toll ci 50% wala 40% di bay kon problème day daal problème bi nga xam moom lañu amoon pour atteindre en tout cas autosuffisance en riz wala autosuffisance alimentaire wala autosuffisance en tout cas alimentaire wala sécurité alimentaire dafay gën a maanaam dafay gën a yeex day gën a yeex parce que ñiy bay bëreetuñu ba pare aussi pauvreté bi nga xamante ni dañ koo constaté ci ville yi ci bidonville yi boo demee Dakar wala ci yeneen régions yi Thiès wala feneen pauvreté bi day gën a taux de pauvreté bi day gën a yokk ba pare aussi taux de chômage bi dafay gën a yokk kon loolu baaxul ci suñu économie kon dafay gën ñu fexe ba teg politique yoo xamante ni dafay téye nit ñi ci kaw gi waaw mais nag lu leen fay téye nag loolu liggéey gouvernement la parce que mbay doo bàyyi rek nit ñi ñuy demal seen bopp dafa am lu ñuy wax ay infrastructure agricole su ñu ko waxee mooy lan mooy fexe ba nit ñi am ay forage fexe ba nit ñi am ay machine fexe ba nit ñi am ay produits phytosanitaires yu doy fexe ba nit ñi am xam-xam bi fexe ba nit ñi am ay financement fexe ba nit ñi di mën a dem banque di leb di bay di delloo fexe ba nit ñi bankaal fexe ba nit ñi def leneen ak leneen te loolu yow defe naa ne liggéeyu état la état moom mooy ki nga xamante si nii moom moo war a taxaw ci loolu ba nga xamante si nii ñu bëri ñu bàyyi woon mbay mi danañ sawar a delluwaat ci mbay mi kon sëñ Samb ci tënk rek Sénégal ak économie bi ni mu bindoo niñ ko structuré faaw ñu soqali mbay mi pour mën a yegg ci développement. waaw sëñ Samb maa ngi lay ziar bu baax tey rafetlu sa laaj bi am na solo lool sa question bi nag bu ñu ko bëggee répondre xam naa ni dañ koy damay jël question bu njëkk bi rek
xam nga boo jëlee dugub wala nga jël mboq wala nga jël gerte yooyu yëpp ma lim bu ci nekk dafa am suuf soo xamante si nii boo ko fa defee ci ngay ëppee rendement que boo ko defee ci beneen suuf si nga xamante si nii moom moo gën ci gerte par exemple dafay nekk suuf soo xamante si nii dafay nekk lu tubaab di wax sol sableux limoneux maanaam suuf soo xamante si nii dafay xaw a am tuuti maanaam day xaw a gannuuse tuuti ba pare nag am tuuti limon matière la boobu suuf moom moo gën ci gerte boo jëlee lu mel ni dugub am na tamit benn suuf boo xamante si nii sol argile limoneux wala sol sable limoneux nga xamante si nii moom moo gën ci moom boo jëlee ñebbe kazalika maanaam spéculation boo jël wala en tout cas xeetu meññenteef boo jël am na suuf bu gën ci moom fii ci Sénégal nag li ëpp ci suñu suuf sol sable la maanaam sol joor suuf su gannuse moo ëpp ci suñu suuf ñun boo ñëwee ci bassin arachidier bi maanaam Kaolack Louga Thiès boo xoolee suuf si nekk foofu yëpp lu ci ëpp sol sable la maanaam dafa nekk suuf soo xam dafa gannuse leneen li nga xamante si nii moom moo amaat ci suñu suuf boo xoolee suuf si gën ci Sénégal mooy suuf si nekk Casamance ak suuf si nekk Mbour Sandiara Malicounda zone boobu zone sud bi ak boo jëmee dans les zones les Niayes ak boo jëmee côté Mboro ak fu mel ni Potou côté yooyu suuf su baax la ndax lu tax mu baax mooy dafa am teneur en argile dafa am argile mooy ban suuf si nga xam moo gën ci suuf yi te war cee maanaam bay ci àdduna bi yëpp suuf si nga xam moom la ñëpp bëgg mooy suuf su am ban suuf su am ban moom mooy suuf si gën ci mbay moom mooy le sol argileux parce que lu tax mu gën ci mbay mooy daa nekk suuf soo xam dafa riche en matière organique ay meññeenteef la yoo xam ne dañoo ne ci suuf si te garab yi dañ koy soxla lool ngir lu jëm ci wàllu seen wàllum croissance wala lu jëm ci seen wàllum développement wala lu jëm ci wàllum seen wàllum fructification ba pare tamit lu tax sol argile gën mooy maanaam suuf su am ban lu tax mu gën mooy daa nekk suuf soo xamante ni dafay téye ndox xam nga suuf su gannuse boo ci sottee ndox mi day daal di jàll ca taat ba ci maanaam ngeen baal ma ci kàddu bi day jàll ca fond ba ca suuf maanaam suuf la goo xamante ni du téye ndox boo sottee rek day dem ci fond bi moo tax suuf soosu baaxul waaye sol argile maanaam suuf su am ban boo ci sottee ndox dafay téye ndox mi da ngay gis ni sax nawet bi mën naa jàll lu yàgg te teewul da ngay continuer di bàyyi parce que suuf la soo xamante ni dafay téye ndox day téye ndox mi ba nga xam ne garab yi plante bi dina am temps wu mën a jëfandikoo ndox moomu noonu kon sol argile mooy suuf yi nga xam moom moo gën ci lu jëm ci wàllum gerte lu jëm ci wàllum dugub lu jëm ci wàllum ceeb lu jëm ci wàllum patate bépp culture boo jël rek ñu koy bay fii ci Sénégal sol argile moo gën suuf soos nag boor yi mu nekkee mooy booru centre bi ay Mbour ci benn partie Thiès bi ay Malicounda Sandiara ak Casamance foofu la suuf si nekk suuf soos boo xoolee dafa nekk suuf su ñuul kukk bokkul sax ak suuf si nga xam ne moom nga gis Louga wala Thiès wala ci yeneen régions yi waaw kon bu ma bëggee ñëw ci sa première question xam naa ni damay ñëwaat beneen audio ndax yaakaar naa ay laaj yu bëri la. li nga laaj tamit ne mbayum gerte ak mbayum dugub mbayum ñebbe ban moo ci gën ci suufu Sénégal xam nga boo jëlee gerte moom dafa am loo xamante si nii moom da koo bëgg gerte dafa bëgg phosphore gerte dafa bëgg calcium gerte dafa bëgg boor dafa bëgg am na yeneen minéraux yoo xam dafa ko bëgg soo jëlee dugub kazalika soo jëlee mboq kazalika ñoom ñëpp am na ay meññeef ay ferñeent yoo xam ñoom moom lañ gën a bëgg boo jëlee
gerte am na phosphore la gën a bëgg. boo jëlee ñebbe azote la gën a bëgg, wala mu gën a bëgg potassium. soo jëlee mboq noonu, ñoom ñëpp ku ci ne am na loo gën a bëgg. waaye nag dañuy wax ni, wala borom xam-xam yi dañuy gis ni gerte en tout cas dafa nekk loo xamante si ni dafay sonal suuf. dafay sonal suuf parce que gerte li mu soxla ci phosphore, li mu soxla ci calcium, li mu soxla ci potassium dafa bëri trop. boo ko defee ci benn suuf benn at, ñaari at, ñetti at, da nga gis ni suuf si day commencé sonn, parce que la fa nekkoon ci ay ferñeent yëpp gerte gi da koy jël. soo gisee nag gerte soxlawul azote bu bëri, wala ñebe soxlawul azote bu bëri, c'est parce que ñoom ay plantes légumineuses lañ. plante légumineuse mooy garab yi nga xam yàlla daf leen a may ñu mën a defar azote. xam nga ci air bi ñu noyyi dafa am lu ñu tuddee NH2. NH2 moom mooy benn gaz la boo xamante si ni dafa nekk ci air bi. azote la mais dafa diis. azote boobu nag gerte gi ak ñebe ñoom mën nañ koo jël directement transformé ko, def ko ci suuf si di ko jëfandikoo. moo tax ngay gis ñuy boolee léeg-léeg gerte ak dugub, ndax dugub mënul loolu waaye gerte mën na loolu. soo gisee ñuy def culture association de culture, maanaam jël ñaari culture yoo xamante si nii bokkuñu ñu leen di boole. loolu moo tax, ndax kii di yàlla da koy may mën a def lii, du ko may keneen kii mën lii, kii mën lii, kee mënu ko. moo tax ñu def association de culture. kon maanaam bu ma bëggee tënk rek mën naa wax ni gerte moom li ko gën ci suuf bëri na. am na culture yoo xam ne dañuy defar suuf, waaye am na culture yoo xam ne dañuy yàq suuf. lu mel ne par exemple bisaab dafa exigeant en phosphore, maanaam li mu soxla ci phosphore dafa bëri trop. moo tax toujours dañ naan baykat yi da ngeen a war a xam seen i précédent cultural du moins. maanaam ki nga xam daa ñëw ci ab tool tey ne day bay ren, war naa xam année bii jàll, war naa xam 2018 tool boobu lan lañ fi doon bay, war naa xam 2019 lu fi doon bay, war naa xam 2017 2016. lu tax mu war koo xam? parce que su ko xamee dana tax su waree def par exemple suñ ko waxee ni 2019 fii bisaab lañ fi defoon, bu fay bay dana fa bay loo xamante si nii du bokk ay bëgg-bëgg ak bisaab, ndax bisaab dafa bëgg phosphore. te comme bisaab lañ defoon 2019 lépp lu fa nekk ci phosphore bisaab bi da koy jël. boo ñëwee def plante boo xamante si ni dafa bëgg phosphore doo fekk dara, loolu mën na ko rey. moo tax da ngaa war a xam toujours say antécédents say précédents culturels. ci lu jëm nag ci wàllum rendement bi moom dafay dépendre rek ci baykat bi ak suuf si ak ndox mi aussi. bu fekkee am nga ndox mu doy, nga am suuf su baax, ba pare amul benn feebar boo xamante si ni dafay attaqué say garab say gàncax, ba pare amoo par exemple lu mel ne ay njéeréer, wala lu mel ne ay puceron, wala lu mel ne ay cochenille, wala lu mel ne nématode wala leneen. bu fekkee suuf si feebarut, ndox mi qualité bu baax la, parce que am na ndox yoo xam ne day nekk ndox mu salé, mën na am xorom wala dara, mën na am ay minerais, mën na am fer, mën na am leneen ak leneen. bu fekkee en tout cas ndox mi nekk na de bonne qualité, ndox mu baax am qualité bu baax, suuf si nekk suuf soo xam am benn feebar, ba pare semence yi ngay utiliser mu nekk semence certifié semence yu baax, parce que am na semence yoo xamante ni ay semence feebar la, am na semence yoo xam ne baaxul. am na semence yoo xamante ni du ay semence certifié, dañ ko jënd ci benn kii rek mën naa bañ a nekk semence yu baax. kon maanaam pour nga am rendement bu baax dafa am ay paramètres yu bëri yoo xam ne faaw nga dajale ko. il faut que climat bi nekk climat boo xamante ni dafay baax, propice pour nga mën a bay. il faut nga am ndox mu set, ndox mu sell, il faut nga am suuf su baax, il faut que nga am aussi semence yu baax. ba pare aussi il faut nga am xam-xam bi xam ban période ngay def engrais, xam ban période ngay utiliser produit chimique, maanaam ban période ngay pompe. booy pompe ban produit ngay utiliser, dosage bi nga ci war a def nu mu war a toll, yooyu yëpp da nga ko war a xam. ay paramètres la yoo xamante si nii pour nga mën a optimiser sa rendement. kon rendement dafay dépendre ci loolu yëpp. ba pare aussi suuf si nga xamante si nii yow da nga fay bay, war ngaa xam suuf si, parce que Sénégal dafa bëri ay zone bu nekk am na type de culture boo xamante si nii moom moo fa gën a développé wu. loolu nag li la ko mën a may mooy lan, mooy il faut nga def essai agricole. essai agricole mooy lan, mooy da ngay jël par exemple lu toll ci 6 variétés ñebe wala 6 variétés gerte, dem ci ab dëkk daal di testé, xool 6 variétés gerte yooyu noonu ban gerte moo ci ëppale rendement. loolu rek moo la mën a may nga mën a xam ci ban zone ban
variété wala ban spéculation moo fa gën a dox noonu la ñuy xamee kii mais rendement moom dafa am ay paramètres yu bëri yoo xam faa mu dajaloo pour nga mën a xam pour nga mën a am rendement bu baax. waaw ci sa dernier laaj bi nag mooy mbayum noor bi mbayum ren bi lan moo ci ëppal Sénégal njariñ wala la moo ci ëppal Sénégal en tout cas ay rendement mbayum noor bi moo ëpp ay rendement parce que mbayum nawet bi boo xoolee 3 mois rek la te mbayum noor mi presque 9 mois la te am na ñoo xamante si nii dañuy def irrigation ci bassin Anambé am na ñuy def irrigation ci fleuve Sénégal am na ñuy def irrigation ci bassin Casamance ci fleuve Casamance du moins am na ñuy def irrigation ci fleuve Gambie ainsi de suite donc mbayum noor mi 9 mois la te am na ñoo xamante si nii dañuy def irrigation am na ñuy def maraîchage aussi ñoo xamante ne gas ay forage am na ay privé yoo xamante ne ñu fay nekk indien yi wala en tout cas chinois yi wala espagnol wala italien yi nga xamante ne ni ñoom dañoo am ay ferme agricole mbayum noor la ñuy def lu ci ëpp donc boo ko xaymaa daal ci en quantité ak rendement boo xoolee mbayum noor mi fii ci Sénégal léegi moom moo dominé mbayum nawet bi parce que mbayum nawet bi 3 mois la te taw bi nan daan demee bu njëkk ba boo xoolee demeetu ko. taw bi ci zone yi bëri wàññeeku na bu baax a baax te ñi daan mbay aussi wàññeeku nañ donc mën nañu wax ne rek li ñuy produire ci noor bi moom moo ëpp foofu li nga xam moom la ñuy produire ci nawet bi. salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Talla jërëjëf yaa ngi leeral vraiment yaa ngi leeral lu bëree bëri ci yoo xam ne ñun xamuñu ko woon ba léegi rek may laaj ba xam ndax suuf nangu na ñu di ca bay benn matière rek. comme masala nga jàpp benn suuf chaque année nga bay ci gerte chaque année nga bay ci gerte wala nga jàpp suuf soo xam ne chaque année dugub rek nga cay bay ndax loolu am na jeexit yu muy def ci suuf si wala déet ak it ndax suuf si nangu na maanaam nga boole ci même ci benn nawet bi wala ci benn waxtu bi nga bay ci ñetti gàncax yu bokkut nga xam ne ñun daanañ ko def léeg-léeg mooy di bay gerte defaale ci benn ñebbe waaye tamit defaale ci benn beref nga xam ne xaal day na ci biir gerte gi ne ci biir ñebbe ji ne ci biir loolu tamit ndax am na jeexit bu muy def ci gàncax gi ci boppam ak ndax dana jeexital ci suuf si. waaw sëñ Samb maa ngay ziar bu baax a baax sa laaj bi am na solo yaa ngi laaj ba xam baax na ngay bay chaque année benn spéculation maanaam par exemple chaque année ngay bay gerte kese. est-ce que loolu baax na ci suuf sim déet loolu baaxul li tax baaxul mooy xam nga suuf comme ni ma ko waxee sànq boo jëlee gerte dafa am ay ferñeent yoo xamante ne nii moom la gën a bëgg bokk na ci ferñeent yi lu ñuy wax phosphore bokk na ci ferñeent yi li ñuy wax potassium bokk na ci ferñeent yi li ñuy wax tuuti azote. léegi nag bu fekkente ne da nga fay bay chaque année gerte ci benn suuf nga fay bay chaque année gerte bu yàggee day dem ba ferñeent yooyu nga xam moom la gerte gi soxla muy phosphore muy potassium muy azote day dem ba dootul nekk ci suuf si te bu nekkutul ci suuf si rendement bi nga xamante si nii moom nga daan am ci année yi jàll ya doo ko amati kon day baax lool soo bayee fii ren gerte bu déwénee nga bay fa dugub wala bu déwénee nga bay fa mboq ndax mboq ak gerte bokkuñu ay bëgg-bëgg bokkuñu ay ferñeent yi nga xam moom lañ soxla ba pare aussi bu fekkee chaque année da ngay utiliser benn suuf loolu day dem ba suuf si dafay sonn gi mooy lan mooy day dem ba nga xamante si nii suuf si dafay am ay feebar yu bees yu fay génn day dem ba nga xam ne suuf si ferñeent yi ci nekkoon dootu ca nekkati day dem ba nga xamante si nii capacité de rétention bi maanaam suuf si ndox mi nga xam waroon na koo téye dootu ko téewti loolu yëpp ay mbir la yoo xamante si nii mën na cee juddoo mën na cee am kon gënul suuf chaque année nga cay bay même spéculation dafay baax loolu nga koy changer nga koy soppi léeg-léeg soo bayee fii gerte bu déwénee nga bay fa dugub wala bu déwénee nga bay fa ñebe wala leneen loolu mooy li nga xam moom moo gën waaye di bay foofu chaque année gerte loolu baaxul te kenn du ko conseillé benn baykat li nga xamante si ni laaj nga ko ci deuxième question bi mooy loolu lañ tuddee association de culture maanaam ci benn tool ci benn parcelle nga fay bay xaal di fa bay ñebbe di fa bay gerte di fa bay leneen xam nga wax naa sànq ci sama audio yi
gàncax yooyu yëpp muy gerte muy dugub muy ñebe ñoom ñëpp ku ci nekk am na loolu yàlla may loo xam may ko keneen ki soo jëlee lu mel ne ñebe yi li ko yàlla may mooy lan mooy ci atmosphère bi maanaam air bi nga xam ne dañ koy noyyi ñun am na benn azote bu fa nekk mais NH2 dafa diis azote boobu noonu ñebe rek ak gerte la yàlla may ñu mën koo transformer ñoom dañ koy jël directement transformer ko def ko ci suuf si te bu ñu ko defee ci suuf si loolu dafay enrichir day tax ci suuf si riche en azote ba nga xamante ni lu mel ne dugub ak xaal ak yooyu mën koo jëfandikoo directement kon ki nga xam day bay gerte par exemple ak xaal ci benn tool du soxlaa jënd engrais boo xam day am azote parce que azote bi nga xamante ni waroon na koo jënd gerte gi mi ngi ko koy defal ci tool bi te yëgu ko azote bi nga xamante ni tey jii waroon na ko jënd nga xamante ci engrais lay nekk NPK wala DAP li mu waroon a jënd gerte gi wala ñebe ji mi ngi ko koy defal ci suuf si parce que ñebe ak gerte ay plantes légumineuses lañ ñoom am nañ capacité wu fixer directement azote bi nekk ci atmosphère bi transformé ko jox ko suuf si kon bu fekkee da ngaa boole gerte ak xaal ak ñebe wala leneen day nekk lu baax lu gën parce que lii kii da koy mën lee kenn du ko mën ba pare aussi boo jëlee gerte dafa nekk loo xamante si nii dañ koy tuddee plante nématicide mooy garab yoo xamante si nii fu nekk nématode du fa nekk nématode ay mbir la yoo xam ne day nekk ci reenu gerte day nekk ci reenu gàncax gi di leen manque di ko yàq nga xamante si ni tey ji bu duggee sa tool ba nekk fa bu nekkee ci suuf si loo fa ji du baax wala rendement bi ni mu war a demee dëgg-dëgg boo war na am une tonne boo deful ndànk 500 kilogrammes ngay am wala 400 kilogrammes kon loolu baaxul léegi nag sooy bay gerte ci benn bërëb yàqkat yooyu du fa ñëw du am nématode kon soo boolee gerte ak kanja par exemple kanja gi gerte gi dana ko aar ba nga xamante si nii li ñuy wax nématode du mën a yàq sa kanja kon association de culture dafa am solo lool non seulement dana tax ba li kii mënul kii dana ko mën a def ba pare aussi dana am ay feebar yu bëri yoo xamante si nii kii da ciy aar morom ji boo jëlee lu mel ne par exemple moringa oleifera moringa mooy mbuum fu mu nekk ci biir tool li ñuy wax nématode du fa nekk li ñuy wax puceron du fa nekk boo jëlee lu mel ne par exemple tey jii basilic lépp loo xamante si nii ay parasite la wala ay virus wala yooyu noonu yàlla mën na la ci dimbali bu fekkee daa nekk sa tool kon yooyu yëpp ay plante lañ yoo xam ne soo lañ tuddee ay plante répulsif maanaam dañuy dàq ay yàqkat yi mën nañoo nekk ay puceron mën nañoo nekk ay virus mën nañoo nekk ay bactéries mën nañoo nekk ay champignon mën nañoo nekk leneen ak leneen kon di boolee ay gàncax yoo xamante si nii bokkuñu ci benn tool loolu dafa nekk lu baax lu bénéfique dañ koy conseillé baykat yëpp maa ngi lay ziar bu baax. salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Talla ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xam naa ne mi ngi xaw a guddi sax damay ragal ne dañ lay bàyyi ba beneen yoon incha allah ñu dara laal la ci groupe bi waaye nag sama laaj bi nga xam ne moom lay mujjee xam nga ñax yi nga xam ne ñoom ñoo gàncax yi ñoo dëkk dafa mel da ci am ay xeeti ñax yoo xam ne dañoo gaaw ci yàq gàncax rawatina nag ñax gi ñu naan nduxum nga xam ne sax olof da ciy def aw lépp di wax naan nangam nduxum da cee dugg ci baykat yi dégg nga am na ñax googu di nduxum ak yeneen xeeti ñax yi mel ne moom am na ci yoo xam ne bu ñu àndee gàncax gi ñoom dañoo gaaw ci yàq gàncax gi donte ne maanaam ñax mu bari moom baaxul ci genn gàncax ci li nga xam ne jotuñ ko ci xam tuuti ci mbay waaye dafa am ñax yoo xam ne ñoom dafa mel ne dafa am acide bu ci nekk boo xam ne day tax gàncax gi du màgg wala day tax gàncax gi day xonq dañ koy rey maanaam yooyu yenn xeeti ñax moo ci gën a ràññeeku bu bokkut ak ndoxum bii ma wax. waaw sëñ Samb ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci dalal gi ñu dalaloon di am kontaan ak mbégte bu baax a baax di la gërëm ndax lii lu am solo la wax nga dëgg xam nga boo jëlee garab yi gàncax gi boo jëlee gerte wala ñebe wala yeneen mu am ci beneen wàll wi lu ñuy wax les herbes lu mel ne nduxum comme ni nga ko waxee ñooñu bu ñu nekkee ci ab tool dañuy maanaam ñax yooyu bu nekkee ci tool dañuy def lu ñuy wax wala dañuy indi lu ñuy wax concurrence entre les plantes dañuy concurrencer garab yéen fa fekk tey jii nduxum bu duggee ci gerte gi par exemple moom dugg ci ñebe ji dafay concurrencer ñebe ji
li nga xam ne dafa nekk ay ferñeent nekk ci suuf si gerte gi waroon koo jël ñax mi moo koy jël. ba pare aussi plante yooyu noonu mooy herbe yooyu noonu lu mel ne ndoxum ay plante la yoo xam ne nii lu ci la plupart du temps dañuy am lu ñuy wax virus soit dañuy am ay virus wala ñu am ay puceron wala ñu am leneen maanaam tool bu ñu nekk rek nekkul ne plante bi moom mooy rey gerte gi waaye dafay attirer yeneen mbindeef yoo xam ne dañuy ñëw ci tool bi ñooñ bu ñu ñëwee nag ñoom ñooy yàq gerte gi wala ñu yàq dugub ji noonu la mbir yi demee. à part nduxum nag mën nañoo citer am na yu bëri yoo xamante si nii mënees na ko citer xëy na non scientifique yi laa jàpp xam naa ni wolof bi moom du ma ko ci mën a du ma xam nu mu tudd ci wolof ak yooyu waaye am na liste yu boo xamante si nii ñoom ñëpp ñu ngi ci seen non scientifique ak yëpp mi ngi ci seen ordre seen famille seen yëpp. xam naa ni bu fekkonte ne sax waa groupe bi yittewu nañ ko ndax ma envoyé la ko après nga dugg ko ci groupe bi bu ko defee ñoom danañ mën a gis yan gàncax ñoo mën a gàllankoor dëgg lu mel ne gerte wala ñebbe wala leneen ak leneen. xam naa ni comme ni nga ko waxee mi ngi gën a guddi te xam naa ni incha allahu rabbi beneen yoon danañ ma dalalaat ci groupe bi comme ni ko sëñ Samb waxee comme ça ñu gën a xóotal waxtaan wi. xam naa ni mbokk yi am nañ ay laaj yu bëri yoo xamante si nii bëgg nañ ko laaj wala war nañ ko laaj waaye yoon yemul ci benn comme ni ko wolof bi waxee sëñ Samb maa ngi lay remercier bu baax di la gërëm ci dalal bi mu dalaloon jërëjëf.